jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum comme ni leen ko waxee woon rek tey premier adjoint au maire tey di tabaski dinañu ñëw nañu fii ci biir këram ngir tànnaat ko suñu micro bàyyi ko mu wax ak askanu Xombol baal leen ak ci bis bi tàdd bi nga xam ni retrouvaille la monsieur le maire yaa ngi wax sa askanu ngoog en tant que premier adjoint au maire lan ngay wax askan wi ci bisu tabaski bi. waaw Souleymane maa ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah di nuyu bi gën a mag si nuyu jullit ak moroomam di leen ziyaare di leen balu ak di leen jaajëfal si seen déplacement bi ngeen def ñëw seet si ma lii di opportunité boo xam ne wax dëgg yàlla tey damaa waroon dugg si kër gu nekk ak Xombol ni la jàpp loxo ni la bal ma ak bal naa la ak loolu mënuma ko ngeen ñëw def ko yéen waa Xombol TV dama leen di sant leen gërëm d'abord di gërëm waa Xombol di leen sant leen balu ak leen ñaanal yàlla jàmmi àdduna sutura ak teraanga ku si nekk si ñoom di balu ak ñi nga xam ni xam naa leen nag xawma leen ñi nga xam ni xawma leen également ñëpp maa ngi leen di balu ak di ziyaare imaamu ratib yi nekk Xombol di ziyaare borom dëkk bi Pambou monsieur le maire Pambou di ziyaare képp koo xam ni kilifa nga à Xombol te mu waroon déplacé ñëw seet si la à Xombol ñëw balu la ak parce que wax dëgg yàlla ñun waa Xombol benn famille lañu benn askan lañu ay xarit lañu ay mbokk lañu kon danoo waroon a mën a dem sax ba ànd di àndandoo ñun ñëpp si benn koñ dugg si kër gu nekk di balante ak loolu nag mënu ma ko woon ndax maa ngi ñëw dem si guddi tellement fatigué tey daanaka toute la journée retourné waat à Dakar léegi le matin retourné waat encore à Xombol ñëwaat tey j'étais tellement fatigué mais li ngeen ma defal nii moom vraiment mënu ma leen ko fay. merci jërë ngeen jëf. merci mais monsieur le maire kon ginnaaw ba nga jégaloo waa Xombol baalu leen ak ñu baal na la comme ci bisu tedd bi monsieur le maire wax nga fi woon benn message boo xam ni ci sa gësam bi mooy di woo doomu Xombol yi ñu toog autour d'une table pour Xombol jag loolu lu la déy la da nga gis ni yow loolu mooy solution bi nga xam ne nii il faut doomu Xombol yi toog pour Xombol mën a jag. xam nga Souleymane dama yàgg a wax mais kenn du ma déglu parce que bu may wax dañ naan xëy na daa am lu nekk si ginnaaw wala daa am lu koy waxloo wala je ne sais pas wala sama message da leen di romb de telle sorte que man je suis clair dans ma vie lépp loo xam ne ab xëccoo moo koy maye bugguma pour Xombol mën naa ko xëccoo nag sa àll ba am ko indil ko Xombol mais du xëccoo biir Xombol intéressé wu ma xam nga lan moo ma intéressé ne waa doomi Xombol yëpp toog autour d'une table ñu waxtaan pour l'intérêt de la commune yàgg naa koo wax yàgg na ma koo fekkeel doomi aadama yi dëkk Xombol yëpp mën nañ ma koo seddeel depuis des années ba ñuy commencé di ànd sax laa taxaw ne leen ànd ñu nekk benn pour liggéey Xombol muy man muy sama morom ak ku mën di doon yàlla noppi na képp ku war a diriger Xombol war a bokk si liste bi nga xam ne war na taf sa photo fële ne diriger nga Xombol yàlla noppi na si kon nag bu mu ñaaw Xombol ne mérite pas ça dama la ko wax keroog on sent même pas la municipalité de Xombol existant. Non, c'est vrai. Mais pourtant, tu es beaucoup. Mais c'est là beaucoup. Mais xam nga ku ñu dàq ku doon jàng ban dàq la école. waaw yow da ngaa bokkati si école bi. kon dañ laa dàq. non mais je sens que dañ ma dàq. mais lu tax dàq bi xam nga man la non c'est-à-dire démissionné. man Pambou falu ma ba may démissionné. ok askanu Xombol ñoo ma fal. maa ngi rendre compte nag à tout moment askanu Xombol maa ngi taxaw tamit fa ma war a taxaw. mais da laa dàq quoi. mais li nekkee nii man ak Lamine Gueye dàq ko gën xam nga tamit gis nga Souleymane olof dani jege kay fees jege xol baa ko gën. waaw mën ngaa jege kuy fees te benn morceau yàpp doo ko am. ah bon. waaw olof Njaay lu mu wax dëgg la. wax tey wax dëgg fa yàlla. tey wax nga mënutuma xam man xamutuma lu xew si municipalité Xombol. mais loolu parce que kenn nay décidé. muy Pambou ak ay xaritam. malheureusement nag et vraiment pour Xombol. dafa feebar ndeysaan dafa feebar Pambou dafa feebar la mu xamoon démb ak bërki démb nekkatul si moom. malheureusement pour Xombol ña ko jege war koo jàppale war ko wax dëgg war koo dimbali pour mu eggale ce mandat là en beauté. ñoon du ñuy nit bëgguñu Xombol. non ñooñu bëgguñu Xombol. bu ñu bëggoon Xombol duñ waxee nii. c'est vrai lan ngeen bloqué conseil municipal amatul ah. mais bloqué wuñu ko. conseil municipal le maire Pambou moo koy voté. mais bu ko voté te amul. mais le maire municipal nee na wér na mi ngi
mi ngi il jouit de toutes ses facultés mentales et intellectuelles. waaw mais da woote conseil municipal ñëw ñu fekk si ko. mais avant conseil municipal mu koy woote am na ñu jiitu conseil municipal parce que bureau municipal nga war a convoqué ba pare. mais bureau municipal moom du ko convoqué. mais pourquoi. mais xam nga nit ñi xam nga Sénégal lan lañ am. dañuy fal mais bu ñuy prêter à la fin un roi mooy prêter serment loolu moo am xombal danoo falu maire far équipe municipale faro benn bureau municipal mais finalement on dirait que xombal ab roi la am. ab roi waaw roi la am quoi. fii du royaume de ba waaw ah roi la parce que xam nga ab roi mooy toog ba mu neex ko ni maa fi buur. ku ma neex moo fi nekk buur. ok loolu mooy dëgg te loolu moo fi am mais xombal lan la ñàkk au Sénégal ba war a bañ a développé. moo jaaxal ñëpp depuis 25 ba léegi. moment bii ma toll nii. ñu toll nii. lépp luy développé am réew am na xombal. xam nga lan moo si am fula si lan moo am solo si li développé am réew ay nit ay góor ay jigéen ñu taxaw tem ànd ak seen faculté mentale et intellectuelle xam fan lan bëgg xam fan jëm xam nañ koy doxale xam mën koo atteindre am na xombal mais am na xombal ñàkk fi ay nit ñu baax a ngi xombal ay ñu bëgg xombal la ngi fi mais xombal lii gàcce la. mais seen bilan boo ko doon def. non mais c'est négatif seen bilan négatif. mais je l'ai dit wax naa ko sama gësam bi nga ma defal man lu ma wax rek ñeme naa ko wax c'est un bilan négatif. dama ne Souleymane li mu jaaxal yow da ngaa bokk ci bureau municipal. Souleymane dama ne la sur 100 points on n'a pas fait 3%. non mais c'est extraordinaire. mais maa la wax loolu li xew xombal gàcce la. pourtant soo démissionné woon nag day gën a neex mais du ma démissionné. parce que da ngaa weesu foo démissionné mais dama weesu foo démissionné. donc du ma démissionné parce que Pape Mboup falu ma. ok lu Pape Mboup indi pour ñu gagné indi naa ko pour ñu gagné Lamine Gueye indi na ko pour ñu gagné. mais Pape Mboup falu la ba pare dàq la askanu xombal ñoo ma fal. ndax mu dàq la. mais parce que buñ nee maire ni ses adjoints. waaw waxoon naa ko lu fii ni la adjoint yàlla sax wóorul. waaw loolu sax buy décider du loolu tàkk. déedéet te gis nga nag li gën a am importance ci maire. waaw mooy décider ànd ak ña nga war a àndal di ànd ak ñoom décider di waxtaan. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. daa ñëw toog wax Omar ibn Khattab ni ko. loolu waxu yàlla la wala sa wax la. waaw bu dee sa wax la nañ ko waxtaanee. nañ ko waxtaanee. bu dee waxu yàlla nañ ko exécuter. oui c'est vrai lu tax nga joxe exemple boobu. mais parce que Pape Mboup lépp lu muy def xalaatu boppam lay doon da koy exécuter na mu ko bëggee. parce que mooy le maire. mais parce que mooy le maire pouvoir la voilà mais pouvoir bi mu am nag ñun mënuñu si dara moom askanu xombal ñoo ko fal. mais xombal nag am na responsabilité sur ce qui se passe bu ñu defee ni les 2 adjoints rek ñooy les responsables. non c'est toute la commune de Xombal. tous les habitants de Xombal sont responsables de ce qui se passe. lan nga bëgg ñu waa Xombal mais nan jug ñun ñëpp. def na mais kañ nga ñun suñu mandat jeex na. yàgg na élection yi dañ ko war a tenir. waaw ko loolu nag je lance un appel au président Macky Sall. que mandat maire yi jeex na. nañ tenir les élections. c'est ça la vérité bu xamee ni day perte wala ñun dañuy perte. wala keneen day perte. mais askan wi moo si am importance. askan wi nan fal kenn bëgg. maanaam dañoo war a respecter calendrier républicain. mais dañ ko war a respecter. xool li xew États-Unis barki démb. à 100 jours des élections présidentielles. Trump bi mu ne y a des problèmes on repousse ça mais ñëpp a jug. oui kon xombal nañ jug. comme les garants de la légalité muy le préfet. le gouverneur. le ministre des collectivités territoriales. personne n'a pris ses responsabilités connaissant la réalité de ce qui se passe à Xombol. la réalité de la faculté mentale du maire de la commune. mais attends mais ça c'est extrêmement grave mais ñun ñoo ëpp doole. foofu la ñuy décider ñoom. mais c'est vrai mais sa koñ am na candidat bu bees ah yow loolu lu mu lay def. ça ne me dérange pas. attention moi rien ne me dérange dans ma vie. sa koñ am na candidat bu bees. boo xam ne ñu ngi fi juddoo noonu la fi juddoo. Souleymane mais dañuy waxtaan rek. Souleymane dama la wax benn affaire si ngay gi ma juddoo maa ngi fi yaroo fi. waaw. rien ne me dérange ak ngay. waaw billaay naxuma la ndax ngay defal na ma lu nekk. waaw kon man war naa am ngor bañ a am benn dérangement ak ngay dara jaaxlu ma ak ngay. ok man dara jaaxlu ma fii man fii laa juddoo fii laa màggee xam naa li fi xew. waaw mais nag waxandoo yomb na mais buñ fa eggee sa jëf ca foofu la ñuy concrétiser. ok man loolu lay xaar. ok voilà sa kàddu gu mujj.
déedéet non sama kàddu mënut a mujj. ah putain. non Souleymane li xew xombal yëpp ma war koo wax. wax ma sa kàddu gu mujj. non ça c'est waa xombal yi. dafa leen di boole Souleymane. parce que le problème fondamental xam nga man li xew xombal. ñu war ko waxtaanee. pour le développement de la commune ma baalu ak waa xombal. baalu ak askan wi. mais baal naa leen ak mais en 30 minutes nga ma sa kàddu gu mujj. mais 20 minutes laa leen may. Souleymane lépp sama kàddu gu mujj. leen dong la voilà. j'appelle encore. oui je lance un appel solennel. balaa ngay appel. mais sa kàddu gi dafa mel ni ñi ñaa ngi koy commencé déglu parce que ay leaders yoo xam ni ñoom maa ngi lay nuyu de passage ku ci mel ni Ababacar Ba ex maire de la commune de Khombole ki nga xam ni mooy Abdoulaye Tine et tant d'autres ah ñoom ñëpp mais ñoo ngi wax ni il faut ñu toog autour d'une table doomu Khombole di toog te loolu yow ba nga koy wax kenn ñu ñoo ko wax mais monsieur le maire attention nit ñaa ngi lay déglu ah. waaw mais ma wax la benn affaire. dafa am ñu yàq Khombole dafa am ñu profité de la situation du maire defar seen bopp. comme kan mën nga dut baal. Omar Fall ñu yàq Khombole si la bokk. ak mais gëstu ma ngi nii rek ak ndox ma la de. mais ak xam nga doomu Adama. Omar Fall nga cité mais Omar Fall nga cité. non dama bàyyi ma eggale. ah allez-y man ñëwati nga. xam nga boo ñëwatee waa Khombole xam ne ñëwati nga. gëstu xam nga doomu Adama booy ànd ak nit. man de jàpp naa ne am naa xarit yoo xam ne. bu ma nooy woon président de la République du Sénégal. waay bu ma defee lu mu war a def dañu ma jubanti. waay mais duñu ànd ak man rek si sama ñàkk fula ak fayda wala sama dof wala sama jëf yu bon di ma si xëy may continuer li ma gis nii rafetul. mais le problème du maire la. si ñàkk Khombole la bokk. muy kat. muy Serigne Mbacké Anne. ci ñu yàq Khombole. ñu yàq Khombole si la bokk. mais Serigne Mbacké Anne nekk candidat. waaw mais nga ko yàq lu ma yàq Khombole. non candidat. candidat la léegi nee maire bi la soxla. xam nga na soxla maire bi. waaw. moom Serigne Mbacké Anne il a le droit d'être candidat à la municipalité de Khombole il a ce droit. oui c'est un natif de mais nan la yàqee Khombole. Khombole. il joue toutes les facultés mentales et intellectuelles pour être candidat. Serigne Mbacké nan la yàqee Khombole. xam nga tax mu yàq Khombole. oui mooy li ma la wax rek gis nga doomu Adama Pambou du xalif général. déedéet. dub sëriñ. déedéet nit la. waaw. yàlla nag nattoo ko mu jiital ay nit. bu demee ba feebar ba ses facultés mentales vraiment lépp lu bëri des maa ngi koy jégalu si li may wax nii mais il faut mu waxee ko noonu te ndox noonu la amee. mais ñi ko gën a jege ñun dana wàlliyaan soo na. waaw. ñoom dana wut maire ay ati at. mënuñu ko am 96 ba léegi 96 ba léegi ñu wut maire yi mënuñu ko am. ba 2014 ñu ne. waaw nan jël ñaari postes yi ñu jox ko Lamine Gueye ak Demba Sy bi on gagne les élections. parce que yéen les deux. te boo seetloo. yéen les deux. waaw noonu la doon wooyee. parce que xamul tax boo seetloo. ñun ba ñu ñëwee. lu ñu apporté benn ñun apporté nañ ko fukk. ok. la victoire de Pambou. victoire musta am na mel noonu à Khombole. mais sëñ Mbacké nu mu yàqee. mais la gestion de Pambou. gestion bu gën a bon bii musta am à Khombole. sëñ Mbacké nu mu yàqee Khombole ak Omar. mais xam nga nu ñu ko yàqee. waaw. mooy danoo nag ñoom ñoo ñu gën a jege Pambou ba. loolu lañ ko yàqee. non defal ndànk rek. ñoom ñoo ñu gën a jege ay Pambou. si ñooy wax ak Pambou suba ngoon bu dégg ba teg. xam nañ li Pambou nekkee ak li mu nekkul li mu mën ak li mu mënul. waaw dañ ko wax dëgg. ah loolu kese la. loolu lañ ko bu ñu ko waxee dëgg. ni ko nag grand feebar nga nii la ak nii on a une bonne équipe laisse-nous travailler toogal fële ni continuer nekk maire ñu bàyyi ñoog la ngeen ñu liggéey pour Khombole pour que ñu génn en beauté. ok. mais yow lii nga teg sa baaraam yow muy gën a metti nga si continuer teg sa baaraam mais loolu à la fin yëpp Khombole ay la. sa kat jeex na. ce qui se passe également à Khombole si terrain yi. waay. mais dañ ko war a waxtaanee. terrain yi lu ci ne. mais attends Khombole ni ma gisee ñuy passer terrain yi nii. ci naka maanaam di ko jaay. jaay. waaw kan la. mais man damay toog fii xam nga doomu aadama yi xamuñu damay toog fii nit ñëw indil ma benn attribution. ne ma kii dañ ma ko jaay ma bëggoon nga vérifier ma ko ndax baax na. yow loo xam ci loolu. ma ne ko non lii de xaw ma si dara. dem leen sa ka ko yor mu kii ko. jaay. mais est-ce que kookoo jaay. mais est-ce que ki yor domanial. non mais attends mais ku moom sa terrain bu la neexee jaay. monsieur le maire ki yor domanial moo jaay. mais nin ko attribué. mu joxe moo jaaduwul. pourtant doomu Khombole lañ ko jox de. mais non jox ko doomu Khombole dafa war a jaadu. jaadu maanaam comme. jaadu mooy gis nga parcelle. waaw muy bu dee 1 mètre carré. waaw pour nga moom ko yow Souleymane. waaw même bu dee doomu Khombole nga. waaw na jaar au conseil municipal. ah d'accord. ñu def délibération normale mu jaar fi mu war a jaar. mais man li ma gis nii ñaaw na. adduna lii day jeex. ana Abdou Ngom directeur. Sénégal Bass génnul adduna. yàlla na ko yàlla yóbbu. yàlla na koy xel comme Bass. xel comme Bass génnul adduna. ndeysaan dafa am loo xam ne lii ñaaw na. waaw mais seen jardin bi moom monsieur le maire. barke alxuraan karim seen jardin bi aussi
xamatuma dara Souleymane. j'avais vu ne taali lamp bi xamatuma dara Souleymane. c'est ce qui se passe depuis des années à la municipalité de Khombole. centre de culture maanaam théâtre de verdure bi da ngeen ko toj. toj ay cantine te vraiment ba léegi nii homme de culture yi amuñu fenn fu ñuy defee seen activités yi. loolu moo tax vraiment homme de culture yëpp ñu ngi jooy ci loolu. loolu tamit war ngeen ci wax monsieur le premier adjoint aussi. xam ngeen centre bi dina may wax les Khombole la. si sama làmmiñ wi. la jóge ak sama diggante ak Omar Youm. boobu Omar Youm moo nekkoon ministre des collectivités territoriales. effectivement. ñu ne ko ñun kat danoo yor ay doomi Khombole ay ndaw yoo xam ne amuñu fu ñu fooye ñun mag ñi sax bu ñu amee gan amuñu fu ñu ko yóbbu à Khombole. benn centre socio-culturel bu mag multifonctionnel lañ bëgg. si tàng bi la woote AGETIP. centre bii ban koy inauguré benn suba lañ ko inauguré à 18h lan ma ko doon di wax. ba ni pose de première pierre astafurlah. waaw pose première pierre. Diouf Sarr moo ko posé. Diouf Sarr moo ko remplacé. si Diouf Sarr moo ñëw. c'est vrai Diouf Sarr moo ko. est-ce que dégg nga la centre bi bu la maire Pape Mboup tey nekkoon fa mu waroon a nekk. centre bi pare na. ok parce que ñun ñoo nekkoon au début xam nañ centre bi lu ko lancé ba mu egsi ba fii. ok Lamine Gueye xam na li ma koy wax. gare routière bi Lamine Gueye xam na li ma koy wax. une fois dem nañu man ak Lamine Gueye AGETIP en réunion di rencontrer les gens qui ont ce travail là. ba gare routière bi taxaw. ba centre socio-culturel taxaw mais Pape Mboup li may wax mos nekk s'il jouit plus de ses fonctions mentales et intellectuelles xamatul fu mu war a jaar pour centre bi kii Pape Mboup deful dara dafa feebar ñi def dara mooy ñi bañ Khombole. ñi bañ Khombole di profiter de la situation du maire di si def lu ñaaw ñooñu moom. non ba vraiment mais ñooñu mere nga leen ah. non dama leen a mere parce que xamu tax ma mere. est-ce que wax nga leen ko nii face à face. mais ku si jàkkaarloog man ma wax ko man mi wax télé ragalu ma jàkkaarloo face à face. ragalu ma man Souleymane ku ma xam-xam ni ragalu ma man booy ngay laa ma ragalu ma. mais bu loolu weesoo mais doon appel mu gaaw bi may def nii mooy doomu Khombole yi ñi bëgg Khombole. te Khombole rek tax ñu bëgg ko. waaw te l'intérêt Khombole dong tax ñu bëgg ko. jëmmal Khombole dong bàyyi seen i jëmm tax ñu taxaw. na leen ànd nekk benn. oui je l'ai demandé depuis des années. mais est-ce que yaa ngi ci def démarche. mais démarche yi lan laa koy defee. woo leen kenn ku ne. mais woo naa leen téléphone. mais amul ku ma si waxutul lool. lu lay tontu. mais kon si woo ma ngay xool ay intérêt ak ñu nekk sa ginnaaw. ok ñu nekk sa ginnaaw est-ce que bu ñu demee wuy ji Demba est-ce que bu ñu demee wuy ji Lamine Gueye est-ce que bu ñu demee wuy ji Honest est-ce que bu ñu demee wuy ji Sëñ Mbacke Anne ñu nekk sa ginnaaw duñu am problème mais loolu ñun xool bu ñu ko xoolee dañuy yàq Khombole. merci jeex na sa émission. ah mais jërëjëf Souleymane maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf vraiment di la baaluwaat ak. di baalaat ak di baalaat ak monsieur le maire Pape Mboup. bu baax a baax di ko sant di ko gërëm. et di ko ñaanal yàlla li ko dal yàlla na ko teggi. amiin yàlla na wér ak jàmm sa amiin yaa rabbal ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu barsàq. te ilaa yawmi diin wallaahi lazi xam naa ne ñun ñoo leen di fekki. yàlla na leen yàlla xare àjjana. amiin yàlla na leen yàlla jéggal xare leen àjjana. suñu mag ñu baax ñi fi des. yàlla na leen yàlla defal jàmm. amiin defal leen sutura. defal leen xéewal. merci monsieur kontaan naa. jërëjëf kooku moo nekkoon premier adjoint au maire monsieur Demba Ngoye Siby nga xam ni macha allah alhamdulilah ci moom la ñu terminé moom la ñu bouclé tey ji tabaski bi nga xam ni macha allah wër nañu ñëpp képp ku ñu defoon affiche. yëgal ko adduna bi yëgal ko waa Khombole ñi leen jour tabaski incha allah ku nekk dinañ dem ci yow ci Babacar Ba lañ ko tàmbalee terminé ko ci ki nga xam ne mooy Demba Ngoye Siby dañuy santaat yàlla bu baax di profité ci occasion bi di wax ni yéen waa Khombole baal leen ñu àq baal nañ leen yàlla na yàlla boole jéggal Jules Souleymane Papa Diaw King Business Khombole TV Khombole Bencene jaa ngeen jëf incha allah ci yeneen i numéro incha allah gësëm bii nag dina leen di gësëm bi petit gësëm la ak monsieur le maire mais defoon na gësëmam dem leen ngeen xooli ko jëlaat li mu wax ngeen méngale ko ba xam jëf yooyu ak wax jooju ak jëfi tay bi ndax wute na ndax sëñ Abdoulaye daan na wax loolu nit bu waxee ak jëfi tayam méngale ko rek suñ kii rek nga jàpp nite nga kon mbokk yi jërë ngeen jëf incha allah bala ñu ak